asalaamualeykum mbokku Sénégal mbokku àdduna maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla defal Sénégal jàmm defal àdduna yépp jàmm doon bëgg a ñëw nag ci li nga xam ne moom moo xew fan yi mooy intervention bi nga xam ne Serigne Mountakha Bassirou le khalife général des Mourides di sunu kilifa ñun ñëpp ak foo mënta bokk rek moo xam tijaan nga moo xam layen nga moo xam chrétien nga moo xam animiste koo mënta doon rek sëñ Mountakha sa kilifa la comme nu sëñ Mbaye Sy Mansour nekkee kilifa ñëpp comme ni waa kër Cheikh al Islam nekkee kilifa ñëpp comme ni waa Fouta nekkee kilifa ñëpp comme ni abbé Pierre abbé Seck nekkee kilifa ñëpp kon nag sëñ Mountakha def na intervention yónni na délégation ñaan société civile bi jeunesse bi activiste yi opposition bi pour ñu bàyyi lii nga xam ne mooy marche bi ñu bëggoon def samedi ñu nangul ko tamit ndax nit doomu aadama da ngay am kilifa boo amul kilifa rek seytaane doon sa kilifa kon nag jox nañ ko cëru kilifa boobu ba mat sëkk mooy nangu nañu li nga xam ne ñaan nañu ko waaye damay attirer attention sénégalais yi di attirer attention jeunesse bi di évoquer l'histoire du Sénégal ndax bu ñu fàttee l'histoire de Mamadou Dia ndax am na saay-saay soo xam ne jaar nañ ci sëriñ si nax leen ba faagaagal ki nga xam ne mooy Mamadou Dia et il ne faut pas que l'histoire se répète et pour cela il faut être vigilant ndax kii nga xam ne mooy Serigne Mountakha moom xelam xam-xamam màcc na ci yar doomu aadama màcc na ci diine l'islam màcc na ci iman ci tawxid waaye dafa am domaine boo xam ne xam-xamam màccu ci muy domaine complot ndax kenn yaru ko ci complot teg ay stratégie pour faagaagal doomu aadama teg ay stratégie pour lor ay doomu aadama moom sëñ bi xam-xamam màccul ci loolu ndax kenn jàngalu ko ñaawteef te politiciens yi nag ak ñoom ñi ñu àndal moo xam ñu ne ci réew mi moo xam ñu ne bitim réew ñoom c'est des joueurs d'échecs seen xam-xam dafa màcc ci manipulation ak stratégie te ñoom jombuñu sax manipuler les xalifes généraux kon ñoom naam mën nañoo jox sëñ bi seen kàddu waaye mën nañoo wëlbatee ko def leneen ndax loolu dañ koo jàng am ñoo xam ne dañ leen ci former maanaam sëñ bi nangu nañ li nga wax ñoom point yi nga xam ne point yooyu ñoom la ñuy réclamer point yi nga xam ne société civile bi opposition bi moom la ñu bëgg le président de la république wuy leen ci amaana sax mën nañ koo nangu ci kanamu sëñ bi waaye buñ demee ba am li ñu bëgg dañuy xool nag léegi naka la ñuy def ba bañ a respecter point yooyu te sëñ bi du leen mere déglu leen bu baax lu ma leen di wax ñoom stratégiquement mën nañoo dem ba ci biir xool naka la ñuy def ba duñu respecter les points wala peut-être benn ñaar ñett lañ ciy respecter bàyyi yeneen yi waaye naka la ñuy def ba sëñ bi du leen mere loolu yëpp ay stratégie la moo tax le peuple sénégalais doit être vigilant te vigilance boobu nag li nga xam ne mooy tax ñu éviter manipulation bi mooy timing ndax tey opposition bi société civile bi war nañoo demander en retour li nga xam ne mooy seen revendication nañ leen ko firndeel ci ay dates yu précises dafa am ay revendications yoo xam ne ay revendications yu naturelles la muy la libération des détenus politiques
muy delloo le président Ousmane Sonko immunité parlementaire am muy delloo le président Ousmane Sonko passeport diplomatique am muy defal non-lieu total le président Ousmane Sonko ndax deful dara te ñépp xam nañ ne deful dara. kon dama jàpp ne ñetti points yooyu ay points yu essentiels lañu. Ce sont 3 points fondamentaux yoo xam ne ci benn délai bu gàtt présidence pouvoir bi ñoom war nañoo andi ay leeral ci délai bu gàtt ñoom war nañoo satisfaire ñetti points yooyu pour wane seen bonne foi maanaam delloo le président son passeport diplomatique delloo ko immunité am defal ko non-lieu total. Ce sont 3 points yoo xam ne kenn waru ko discuter, c'est non négociable. Et dans un délai court précis war nañu xam kañ lañ koy delloo li nga xam ne mooy àqam ak yelleefam loolu c'est important. kon nekk na loo xam ne opposition bi société civile bi ak le président Ousmane Sonko war nañu insister ci loolu auprès du xalif ba xam ban date exactement la loolu di am ndax bu fekkee ne li ngeen di def tegu leen ko ci timing rek yéen a ngi dugal seen bopp ci loo xam ne du ngeen ci génn. kon nag lépp lu ngeen def rek teg leen ko ci timing ndax ci timing kenn mënu cee nax ni ndax man boo ma nee danaa la jox rek yam foofu bés dana ñëw danaa la jox mën nga toog 10 ans 20 ans ba 30 ans saa yi ma waxee nga ne dama leen la woon danaa la jox waaye waxuma la woon ab waaye boo ma nee gannaaw suba danaa la jox gannaaw suba bu jotee joxuloo ma bu boobaa man danaa xam naka laay def loolu moo tax ma ne yéen tamit am leen stratégie fexe ba am benn timing bu leer boo xam ne day jógee ci xalif général ñëw ci yéen léegi nag bu date boobu jotee la ngeen revendiqué woon te xalif bi garantir ko bu fekkee ne ñoom pouvoir bi respecté wuñ ko bu boobaa nag yéen seen jaan wàcc na boobaa yéen da ngeen xam naka ngeen di def pour jot seen àq ak seen yelleef loolu moo tax ma ne nañu vigilant faut pas que l'histoire se répète ndax sëñ bi il est de bonne foi sëñ bi li muy def nii ça part d'un bon sentiment waaye ñi mu ko seqal est-ce que ñooñu ils sont de bonne foi est-ce que ñooñu du ñu dem ba ci biir jéem a jël mbir mi am leneen luñ ci laxas jamono nag toll na foo xam ne nañu daan naxee ñu sunu maam ya bu njëkk tey kenn waru cee mën a nax nit ndax tey nit ñi avec l'accès à l'information nit ñi dañoo yeewu ci lu baree bari loolu laa ne woon naa ci waxtaan ak sama mbokku sénégalais yi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal combat bi Sénégal ñëpp jàmm lañ bëgg Sénégal ndax jàmm ci la lépp xaj jàmm ci nga mën a jaamu sa borom jàmm ci nga mën a liggéey ci nga mën a am famille jàmm ci nga mën a def lépp kon Sénégal jàmm rek moo fi war a am waaye nag jàmm ci kaw ki nga ko séqal bëgg jàmm ndax bu dee ki nga ko séqal moom bëggut jàmm yow nga ne il faut que jàmm am sa bopp rek ngay nax jàmm du musa am kon ñun dañuy ñaan le pouvoir exécutif assemblée nationale judiciaire ngeen xam ne Sénégal moo war a nekk au-dessus de tout yéen magistrats yi yéen juges yi yéen officiers armés yi jël leen Sénégal point Sénégal moo nekk au-dessus de toutes les institutions te nit war nga def loo xam ne boo tëddee nelaw nit war nga def loo xam ne boo demee ba àdduna dëddu la àdduna wala gannaaw sa kattan jeex boo gestoo la nga def rek di nga am benn sentiment de satisfaction kon loolu baax na ñu bàyyi ci xel bu baax a baax di leen gërëm di leen ziar di leen wax ba beneen yoon incha allah.